salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum yéen ñi safoo di topp Sen TV l'original fépp fu ngeen mënti nekk asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen émission tàkkusaanu askan bi ñuy am mbégte ak contentement di ci ànd ak yéen chaque lundi ak chaque vendredi. tey nag li gën a fës ci actualité weekend bi ci njëkk di problème mu Pape Bouba Diop bi entre famille ak jabaram ji nga xamante ne def na sortie bi ci topp di problème bi am entre Russie ak Ukraine surtout sénégalais yi fa nekk. ñuy tëjee nag ci li nga xamante ni mooy remaniement bi nga xamante ni njiitu réew mi dina ko def lépp fii lay xewee seen plateau tàkkusaanu askan bi ci kaw loolu nag may nuyu sama naataangooy Omar ak Fatou Omar asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam Kiné maa ngi lay nuyu bu baax waaye tamit di nuyu sama naataango bi di Fatou Saliou di nuyu suñu mbokku internet yi ñuy topp yépp ci page bi di Sen TV l'original. di leen wax dal leen ak jàmm ci seen émission tàkkusaanu askan bi. macha allah Fatou asalaamaaleykum. Kiné waaleykum salaam nuyu naa la nuyu Omar ak suñu mbokk internet yu Sen TV l'original di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp saa su ne. d'accord comme ni ñu ko waxee woon dañuy doore ci point bi nga xamante ni mooy remaniement ministériel bi yow ban situation nga gisee ne état Sénégal foofu la taxawee fi mu toll nii Omar. waaw actuellement remaniement bi nekk na lu nga xam ne biñ ko dalee rumbanaat yàgg na trop parce que je rappelle que avant li nga xam ne mooy final CAN 2021 bi la mais benn ouf de soulagement dafa dugg ci ñi nga xam ne mooy ministère yu bëri. li ko andi nag du dara lu dul li nga xam ne mooy coupe bi nga xam ne Sénégal andi na ko. ba tax na njiitum réew mi xawoon ko puus. mais jamono ji gin ci information yi ñu commencé jot. li nga xam ne mooy remaniement bi dinañ ko amal. d'ici 1 à 2 semaines ci mois de mars bi mi-mars. donc nekk na lu nga xam ne voilà demande sociale la parce que sénégalais yi soxla nañ ñi changer li nga xam ne mooy gouvernement bi. pour ñu gën a mën a répondre à l'attente des sénégalais. mais tamit ci li nga xam ne mooy wàllum remaniement bi. am na ay informations yu commencé di circuler notamment mooy est-ce que du ñu jëm ci gouvernement d'union nationale loolu nag suñ koy wax mooy. amaana ki nga xam ne mooy président de la république Macky Sall. dina jël ñenn ci opposition bi. jëmmal leen ci li nga xam ne mooy gouvernement am loolu nag xel mën na ko nangu ci kaw mu nekk benn gouvernement d'union nationale bu nga xam ne dafay nekk pour l'intérêt général de la nation loolu suñ ko defee amaana sénégalais yi duñ ko bañ naam tàmmuñu di gis ci état wu Sénégal gouvernement ak opposition di liggéey mu nekk lu nga xam ne lu ñaaw la parce que man j'ai toujours dit que opposition opportunité la li nga xam ne mooy état daf ko war a saisir waaye tamit boole ko ci boppam donc Macky Sall su ko defee pour liggéey li nga xam ne mooy Sénégal dañ koy rafetlu mais tamit bu dee dañ koy def ci ay combine wala boog di dund ci doowu Sénégalais yi dañ koy dénoncer bu baax a baax parce que nekk na lu nga xam ne du jëmale Sénégal kanam benn yoon. Omar loolu Sénégalais yi gisuñu loolu parce que ñi ngi naan Macky Sall bu defee loolu c'est parce que dafa bëgg a supprimer opposition bi Fatou lan ngay xalaat ci loolu. voilà pour côté boobu moom mën naa ne supprimer opposition mënta nekk parce que bu fekkoon ni que sax jël na ñëpp daal di leen teg ci pouvoir bi du tee dina am ñoo xamante ne à chaque fois dañuy jóg ngir jàkkaarloo ak président Macky Sall mais comme li nga wax ci wàllu remaniement bi bu fekkee que ni tey jii li ñëpp di xalaat muy loolu jël opposition bi ñu tàllal leen loxo ñu mànkoo liggéey defe naan loolu lu ñu war a mën a rafetlu la parce que ñoom ñëpp pour man benn but la ñu war a mën a am benn objectif muy liggéey Sénégal comme opposition comme pouvoir bi aussi bu fekkee que ni ci wàllub liggéey bi pour man Macky bu leen tàllalee loxo war nañu mën a dem daal di ànd ak moom liggéey lépp rek waaw c'est le Sénégal qui gagne. c'est le Sénégal qui gagne donc nañu am yaakaar c'est le Sénégal qui gagne mu nekk loo xamante ne ci côté bu positif bi lay doon. Omar xam nga bu ñu nee remaniement mooy dañuy tabaxaat ndax yaakaar nga ne population bi li ñuy xaar ci état bi dinañ ko gis bu ñu defaatee remaniement bi. nañu am li nga xam ne mooy njort bu rafet rek ñu xaw a optimiste parce que remaniement moom suñ koy def rek cela signifie que am na ay bànqaas yu nga xam ne ci li nga xam ne mooy gouvernement bi doxul. bànqaas yooyu nag donc changement mënul ñàkk. te changement yi gis nañ ne fi ñu ko gën a saytu ci li nga xam ne mooy ministère yi man jàpp naa ne du lenn lu dul ministère de la santé waaye tamit ci wàllum éducation. ñaar yooyu nekk na secteur yu nga xam ne grève yi ak jooytu yu bëri na torop askan wi ñu ngi koy jooy mais tamit ñiy liggéey ci secteur yooyu sax ñi ngi jooy li nga xam ne mooy politique bi fa am gestion bi fa am amul benn transparence mais tamit compétence amu fa mais li ma ciy wax rek mooy ki nga xam ne mooy président de la République Macky Sall am na ay ministres yu nga xam ne waruñ leen nommer ngir politique. loolu nag li nga xam ne mooy éducation da cee bokk santé da cee bokk yooyu soo leen jëlee nga
dugal ci li nga xam ne mooy politique forcément échec day am ci li nga xam ne mooy seen déroulement seen fonction donc li ñu koy wax rek mooy encore une fois na jël l'homme qu'il faut à la place qu'il faut suñ ko defee rek li nga xam ne mooy Sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax te dina jëlee Sénégal à un point A yóbbu ko à un point B te askan wi yëpp dinañ ci gis seen bopp en tout cas nekk na lu nga xam ne une demande sociale la parce que li nga xam ne mooy gouvernement bi moom doxul benn yoon. dëgg la une demande sociale la parce que ñaari bànqaas nga wax ci say biir wax muy éducation ak santé bis bu amee problème rek dafay sooxe ci li nga xamante ni moo di askan wi. Fatou ginnaaw bi Omar daanalee ci remaniement ministériel bi yow lan nga ciy yokk. voilà Omar wax na lépp xanaa rek ñi nga xamante ni ñoo fi wuutu ñi fi jëlee nañu ñëw fexe ba li nga xamante ni askan wi ñoom loolu la ñuy xaar ci ñoom ñu fexe ko jëmbat daal di koy liggéey waaw bu ko defee daal ñëpp mën ci gis seen bopp. relever les défis macha allah am na solo ginnaaw bi ñu jógee ci remaniement ministériel bi ñu ñëw ci li gën a fës li nga xamante ni moom la sénégalais yi doon xaar mooy sortie bu mag boobu bi nga xamante ni famille Pape Bouba Diop def nañu ko jabaram tamit génn na Omar loo ñu indiloon ci loolu. waaw coow li actuellement nekk na lu nga xam ne lëmbee na Sénégal ci semaine bi ñu génn mais dara warulu ko nag lu dul sortie bi nga xam ne famille Pape Bouba Diop def nañ ko di dénoncer waaye tamit di ñaawlu jiital bi nga xam ne état wu Sénégal bi ngi koy jiital ndaw si te ñoom tamit ñu nekk li nga xam ne mooy famille biologie bu ki nga xam ne mooy Pape Bouba Diop. je rappelle que dafa nekkoon benn entretien exclusif bu nga xam ne Sen TV l'info ñun ñoo ko defoon mais ngir équilibrer li nga xam ne mooy suñ information waaye tamit di tollale li nga xam ne mooy information bi jéem na ñun à travers suñu rédaction jot ki nga xam ne mooy ndaw su Pape Bouba Diop te jéem nañ ko maintes fois mais jusqu'à présent mënul répondre li nga xam ne mooy suñu invitation pour ñëw moom tamit andi li nga xam ne mooy version am ci fait bi ak li nga xam ne famille Pape Bouba Diop ñu ngi koy wax actuellement sax ci ay information yu ñu am ki nga xam ne mooy Marie Aube Diop dafa delluwaat fi nga xam ne mooy France nanguwul addu benn yoon ci li nga xam ne mooy coow lu mais quoi qu'on puisse dire rek affaire de famille la nañ ko waxtaanee rek pour andiwaat li nga xam ne mooy jàmm ci réew mi mais tamit ngalawaay ñi nga xam ne ñooy état wu Sénégal surtout ki nga xam ne mooy ministère de sport ak fédération sénégalaise nañ xam ne dañoo nekk ci dëkk bu nga xam ne lii di tradition da ko jëmmal bu baax a baax te su may wax tradition nag famille dafa laaj jabar mi ngi ci doom mi ngi ci waaye tamit mag mi ngi ci papa ak yaay ak ñëpp donc lépp lu nga xam ne dafa concerné ki nga xam ne mooy Pape Bouba Diop rek benn appel lañ leen di lancé ñu boolee ci famille bi yëpp jéem leen boole parce que nekk na lu nga xam ne dina gënal ndéem si yàlla Pape Bouba Diop ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Omar man dama bëgg a xam ex jabar Pape Bouba Diop exactement lan la wax. waaw moom ginnaaw bi ñu jokkoo ki nga xam ne moo ko gën a jege di ko représenté fii ci Sénégal moom dafa ne coow li du ci àddu benn yoon amul benn version ba wala boog benn explication bu nga xam ne dina ko jox famille bu Pape Bouba Diop loolu mu nekk ay information yu nga xam ne il faut ñu jox ko Sénégalais yi pour wan leen ne ci suñu liggéey dañ ci jiital li nga xam ne mooy transparence waaye tamit li nga xam ne mooy équilibre ba tax na ki nga xam ne mooy jabar ji actuellement coow li àdduwu ci benn yoon ba ni may wax ak yow nii sax quitté na li nga xam ne mooy Sénégal dellu fële ci France. waaw loolu de mooy wane ne moom franchement pareegul benn yoon pour prononcer wu ci mais Sénégal ñoom ñi ngi wax ne famille Pape Bouba Diop jabaram la ak ay doomam Fatou en tant que jigéen yow ban jàngat nga ci am. en tout cas Sénégal lañu nekk dëkku jullit comme ni ko Omar waxee am suñuy aada ak suñuy cosaan te lépp lu ñuy def itam religion dañ ko ci war a jiital te li ñu xam mooy famille góor mooy jiitu jigéen topp si ginnaaw donte sax moom moo nekkoon soxnaam parce que nekk instant bi mën nañ ne nekkatu ko puisque Pape Bouba na ko yàlla yaram nekkatu fi instant bi moom bu gisaatoon jëkkër mën na sëy kon kooku mënatuñ ko considérer comme koo xamante ni moo war a mën a jiite famille et puis jigéen warta mën a jiite ci lépp famille biologique am pour man li ñu wax à chaque fois maa ngi gis tamit sénégalais yu bëri di dal ci kaw famille bi naan que comme moom mooy jabar ji mooy yaayu doom yeeg nangam mais ñee tamit ñoom la Pape Bouba bokkal ñee mën nañu participer bu baax ci dundu xale yi daal di leen di jàppale taxaw leen comme papa ba xale yi màgg ba mën a seen bopp mais waru tamit à chaque fois état lépp lu ñu kii rek jiital ci jigéen bàyyi tamit ay góor ginnaaw dafay nekk loo xamante ni daal ñoom dañ ciy gis seen bopp te nekk lu ñuy rafetlu daal. loolu man am na ci li nga xam ne bëgg naa ci àddu mooy ci wàllum li nga xam ne mooy code familial parce que ñun ay nasaraan lañ suñu administration li nga bien vrai que diine am na ci place mais li ci ëpp mooy wàllum nasaraan te ñoom li ñu considéré ci wàllum famille mooy jabar
papa ak doom loolu tamit il faut ñu leeral ko li nga xam ne mooy Sénégal yi leneen tegu ci mooy ki nga xam ne mooy jabar ji dafa nekk benn nationalité française loolu tamit seen tradition ak suñu tradition mënuñ ko méngale loolu bëgg naa li nga xam ne mooy famille bi waaye tamit sénégalais yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que tubaab yaayam sax bi ko jur amul toppatoo bu nga xam ne mi ngi koy def bu war ci moom à 100%. Donc kii su ñëwee dugg seen famille nañ xam ne tamit la tradition française ak la tradition africaine surtout le teranga sénégalaise bokkul loolu tamit bëgg naa li nga xam ne mooy famille bi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax jéem a waxtaan ak moom pour boolee li nga xam ne mooy famille bi waaye tamit pour jéem ko defal li nga xam ne mooy ay njabootu Pape Bouba Diop. léegi Fatou lan ngay yokk ci li Omar daanalee entre culture bu France ak culture bu Sénégal. waaw ku ne xam na ni ñaari culture yi duñu benn mais man juste rek ci côté ku jigéen ki laay ñëw parce que ba mu demee ba accepté pour sëy ak sénégalais waroon na mën a xam ni culture yi duñu benn parce que moom comme boo koy gis ak ay sañseem def ay grand boubou ay tàggal ak yëpp commencé suñu di adopté suñu culture waroon na ko mën a adopté fépp ci côté yëpp ba mën a xam ñun nan la ñuy doxee mu ñëw ànd ci ak ñun mais yow doo ñëw côté yi la arrangé rek nga dem ci nga xamante ne arrangé wu la nga toog ak say doom ci lépp ñu war la ci mën a jiital tamit dafay nekk yoo xamante ni ñun doxeewuñ noonu te ñu bëri rafetlu wuñ ko daal. d'accord léegi lan ngeen xalaat ci xale yi ndax lii nii xew mën na leen impacter wala. absolument mën na leen impacter bu baax a baax parce que ay xale lañ comme ni nga ko waxee te xale moom li nga xam ne mooy wàllum famille coow loolu du ko arranger benn yoon surtout nag mu nekk li nga xam ne ay doomu tubaab lañ ñoom li leen dérapeloo dafay yomb bu baax a baax. loolu tamit bëgg naa li nga xam ne mooy famille bi ñu bàyyi ci xel. te sàmm li nga xam ne mooy avenir u xale yi peut-être tamit loolu nekk na lu nga xam ne lu leen gën a loon la ñu boolee ñaari famille yi ñoom tamit toppatoo bi nga xam ne seen rakk waroon na ko toppatoo famille bi ay doomam ñu toppatoo leen ko te jàpp naa ne heure bu ñu ko waxtaanee rek dinañ ci am li nga xam ne mooy consensus te coow li moom dina nekkaat suñu ginnaaw bu baax a baax. kàddu yi ñu fi yëkkati yépp am na solo macha allah waaye dañuy daanale ci point bi nga xamante ne fa la ñuy tëjee moo di coow li am entre Russie ak Ukraine Omar. yan jàngat nga ci am. waaw actuellement li nga xam ne mooy attaque russe bi nga xam ne dal na ci kaw Ukraine. mi ngi gën di am ampleur di gën di métti parce que victimes yi bëri na lool mais tamit dégâts matériels yi bëri na. encore une fois ñu koy ñaawlu parce que période bi ñu nekk li nga xam ne mooy diplomatie mënoon na régler bépp problème ci àdduna. mais malheureusement dañoo def recours aux armées mu nekk lu nga xam ne dañ koy ñaawlu. mais tamit mënuñ ko justifier benn yoon parce que ki nga xam ne mooy. Poutine le président russe moom dafa jàpp ne attaque bi nekk na lu nga xam ne lu légitime la parce que dafay défendre ay intérêts surtout li nga xam ne mooy adhésion bi Ukraine bëgg adhérer ci l'OTAN mu nekk lu nga xam ne du ko gënal parce que dafay nekk benn menace bu nga xam ne day nekk directement wala boog day jëm directement ci moom loo tax mu def benn attaque jëmale ko ci li nga xam ne mooy waa Ukraine mais comme ni nga ko waxee sànq mu nekk lu nga xam ne moo ñu gën a yitteel mooy suñ ay njaboot suñ ay doom wala boog suñ ay mag ak étudiants yi nga xam ne ñu ngi nekk fële ca Ukraine jamono ji tiitaange ñeewal na leen su ma nee tiitaange nag soo nekkee ci réew li nga xam ne mooy guerre am fa c'est normal nga tiit mais ban réaction la ci état wu Sénégal war a def jàpp naa ne réaction bi moom la ñëpp di xaar te actuellement gouvernement Sénégal mi à travers la diplomatie waaye tamit li nga xam ne mooy coopération yi mu am ak Ukraine ak Pologne ñi ngi jéem a jël li nga xam ne mooy doomu Sénégal yi di leen yóbbu fële ci li nga xam ne mooy Pologne nag nekk benn dëkk bu nga xam ne dafa jege lool Ukraine amaana suñ leen fa yóbboo li nga xam ne mooy coow li dinañ ci xaw a sori bu baax a baax ba retour à la normale su amee rek ñu yóbbuwaat leen fi nga xam ne mooy Ukraine actuellement nekk na benn geste bu nga xam ne état Sénégal def na ko te ñu koy saluer parce que comme ni ko Sénégal defee noonu la ko France di defee actuellement États-Unis ak ñëpp ku nekk yaa ngi jël li nga xam ne mooy sa doom di ko delloowaat wala boog di ko dawale ci li nga xam ne mooy guerre bi mu nekk lu nga xam ne c'est légitime. macha allah Omar guerre bi ban niveau la toll ak yan conséquences la mën a indil askan bi. waa guerre bi actuellement mi ngi gën a jël ampleur nag soxna Kiné parce que ki nga xam ne sax mooy Poutine nekk président russe mi ngi jox ay ordre li nga xam ne mooy ministère de la défense am mu commencé mettre en place li nga xam ne mooy l'arme nucléaire te nucléaire moom suñ fa commencé dugg rek nekk na lu nga xam ne jël na benn niveau bu nga xam ne bu extraordinaire la waaye tamit li nga xam ne mooy fi ñu jëm daal neexul benn yoon ci wàllum conséquences yi tamit économiquement gis nañ li nga xam ne adduna bi ñu ngi koy commencé dund parce que Russie dafa nekk ci réew yi nga xam ne ñoo ëpp li ñuy produire ci wàllum pétrole ba tax na actuellement le baril du pétrole yéeg na ba $100
waaye tamit ci wàllum li nga xam ne mooy blé su ma nee blé wàllum farine. Ukraine dafa am ay tool yu yaatu di ci bay bu baax a baax. donc guerre su leen jàppee rek amaana production bi ni mu daan ñëwee dootu ko ñëw. ba tax na Sénégal ak États-Unis ñëpp dinañ ko yëg waaye tamit sanctions yi même le monde sportif dafa leen a laal parce que ki nga xam ne mooy président bu Chelsea actuellement. Angleterre dañ ko interdire mu dugg ci li nga xam ne mooy seen territoire ba tax na actuellement gestion bu club bi da ko jox keneen toujours pour dire que rek li nga xam ne mooy wàllum guerre bi mi ngi gën a am ay conséquences yu néfastes am na ay sanctions yu nga xam ne jógee na ci États-Unis am sanctions yu nga xam ne jógee na ci l'Union européenne ba li nga xam ne mooy France sax autorisé tul benn vol muy jógee li nga xam ne mooy Russie di wàcc fële ca France mu nekk lu nga xam ne encore une fois du jëmale askan wi wala boog adduna bi kanam parce que guerre moom toujours conséquences yu muy jur ci wàllum économie ci wàllum santé ci wàllum environnement ci lépp rek day nekk lu nga xam ne ay conséquences yu néfastes la encore une fois ñu leen di woo au dialogue parce que même guerre mondiale ci li nga xam ne mooy table de négociation la mujjee woon. te jàpp naa ne la voie diplomatique mën na lijjanti li nga xam ne mooy problème bi suñ ko defee rek incha allah li nga xam ne mooy retour à la normale dinañ ko amaat ci réew mii di Russie ak Ukraine. macha allah bu ñu sukkandikoo ci li nga wax dañuy xool li nga xamante ni moo ñu mën a dal parce que crise économique moom nekk na loo xamante ne c'est la dernière des choses qu'on veuille. voilà j'espère que loolu mooy di gën. comme ni nga ko waxee sànq sax ci wàllum li nga xam ne mooy Covid bi dafa ñëw ci benn période bu nga xam ne dafa normal li nga xam ne mooy économie mondiale suñ ci bëggee teg li nga xam ne mooy guerre. jàpp naa ne est-ce que dinañ mën a survivre à tous ces malheurs donc li nga xam ne mooy les grandes puissances. ku ci nekk nag. yaa ngi jiital li nga xam ne mooy sa intérêt. parce que man am na lu nga xam ne tamit faaw ñu bàyyi ci xel fii la fi France attaqué li nga xam ne mooy Libye kenn waxul États-Unis attaqué fi li nga xam ne mooy Afghanistan Irak kenn waxul mais Russie attaqué li nga xam ne mooy Ukraine médias yi français yëpp commencé di manipuler l'opinion internationale loolu tamit war nañ ci bàyyi xel bañ a topp li nga xam ne mooy médias yi mais dem gëstu bu baax a baax li waral coow Ukraine ak li nga xam ne mooy Russie suñ ko defee rek dinañ xam bu baax fan lañ féete waaye tamit suñ ay analyse dinañ xam nañ lañ koy defee ñu moytu li nga xam ne mooy manipulation bi nga xam ne am na ci biir bu baax a baax. macha allah am na solo lool léegi nag bu ko defee liñ ñu mayoon ci wax dafa mel ne daf ñu daal di xoj dama leen di bàyyi ngeen tàggatoo ma tàggatoo ñu yëkkati plateau ba beneen yoon Fatou. voilà Kiné kontaan nañ trop bokk ak yow plateau di jaajëfal Omar ak suñu mbokku internet yu seetaan Sen TV l'original di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. Omar. waaw kanaa di am mbégte ak contentement rek teew ci li nga xam ne mooy plateau takkusaanu askan wi di la jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di jaajëfal bu baax Fatou mais di nuyu suñu mbokku internet yu ñuy suivre ci Sen TV l'original di jaajëfal sama ami l'international Pa Diaga moom mi ma jox li nga xam ne mooy chemise bi depuis Parcelles di ko ñaanal jàmm bu baax a baax. yàlla jàmm yàgg jàmm ci la lépp xaj fit xajul ci fenn mbokku internet yu Sen TV l'original maa ngi leen di jox dig daje ci beneen plateau takkusaanu askan wi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu à très bientôt.